asalaamaaleykum mbokk yi seetaan ITV bisimila ci xibaaru marax wi ñu fas yéene leen jukkil ponk yi ci gën a fës. dañu koy dooree ak fitna ak i tamit agression yi bëri lool ci dëkk bi Samba Boy yi di fagaagal askan bi fële nag ca université Cheikh Anta Diop rawatina ca booru cité Claudel benn étudiant lañ fa jamat ba mu ñàkk bakkanam ñi nga xam ni ñoom ñoo dëkkee ci booru canal 4 bu Gueule Tapée daal di mer ba futu di wax nag nguur gi ngir ñu yokk kaaraange ci barab boobu ndax askan bi fi mu nekk nii seen bakkan mi ngi ci xottu nen. bés bi ñu jagleel lii di avortement ci àdduna wërngal këpp niki tey la fii ci Sénégal nag mbirum yàqum biir moom waxtaane ko xaw na doy waar ñenn ñi sax bëgguñu ci sex yàbbi waaye nag ñenn ci askan bi nee nañu lan moo waral ñuy tere yàq biir ci ku nga xam ni dañ laa sàkku maanaam dañ laa violé wala bokk ku nga xam ni sa waajur moom moo la sàkku ba nga ëmb ca ak ñi nga xamante ni ay ndaw la ñu nekk ay tout tànk jële ca ëmb bu nga xam ni mën nañ caa ñàkk seen bakkan loolu ndax mënee su ko daganal dinañ ci def gëstu bu yaatu ci biir xibaar yi. yorin bi nga xam ni moom lañ yore ndimbal gi ñu jagleel askan bi ci wàllu coronavirus bi faaw ñu càmbar ko kii di Mansour Faye faaw ñu auditer ko mu joxe itamit ay leeral ci naka la yore mbir mi ak naka la ko doxale loolu nag ki ko xamle moom moo di Moussa Sarr di secrétaire général adjoint bu LDMPT ndax nee na faaw Mansour Faye jàkkaarloog askan wi. fitna la ñu ràññee ci capitalu Sénégal di Ndakaaru ñu ci bari ay agresseur sonal leen ba fi mu toll nii nag mbir mi daal xaw na doy waar ba jéggi dayoo am na ci benn étudiant bu nga xam ni ca booru université Cheikh Anta Diop ca Claudel la ñu ko dàpp jabante ko nangu saak ba mu yoroon ba mujj mu ñàkk ca bakkanam naka noonu yi tamit waa canal 4 ñi nga xam ne ñoo dëkkee ci côté boobu nee nañu daal faw ñii di état bi yokk seen karange ñoom nag mer ba futt la ñu def Aïssatou Diak Augustin Mandanga. fii agresseurs yi ci kaw mur bi la ñuy taxaw yërndu la boo ñëwee ba seen niveau ñu tëb fekk la fi nga taxaw agressé la tëb duggaat biir université. ñàkk kaaraange gi nag daanaka yàgg na fi ba tax na li ni mel ay jafe-jafe dong lay jur. wóorul méttoon na ca gannaaw nag am na temps boo xam ne méttoon na vraiment amoon na ñu bëri bëri man j'ai compté 1, 2, 3 personnes qui sont ñu fi dee alors donc insécurité am na daal maanaam. ñii war a autorité compétente yi te war a toppatoo loolu ñu toppatoo ko rek pour que nit ñi mën a nekk mën a liggéey normalement daal parce que ñun loolu moo ñu fi jëlee daal dañu fi toog ba ngoon ñu génn suñu oto yi parce que wóorul. étudiant bi nag dëkk ci bile quartier moom gis na ni rek autorités yi dañoo war a jël seen ay matukaay ngir jafe-jafe yi ni mel mën fee dëñ. métti na ci xol trop ñun nag dañoo jóg juste rek pour demander état mu ñëw en aide maire mënta gérer sécurité bi police moo ko yor ak état donc ñu ngi leen di ñaan ñu ñëw jàppale ñu ngir yàlla ci situation bi ndax compliqué na. étudiants yi fiy jaar ndax xamuñ fii réalité bi xamuñ ko mais heure boo fi jaaree ak noo mënti men gars yi dañ lay agressé même boo yoru dara sax dañ lay rey. étudiants yi nag ak ñi nga xamante ne ñoo dëkk fii ci canal 4 mer ba fut ñoom ñu ngi taxaw temm ngir ñaan autorités yi ñu mën a andi pexe ci biir jafe-jafe. bis bi nga xam ni moom la ñu jagleel mbirum avortement ci àdduna bi tey jii lañ koy màggal fii ci Sénégal nag wax lu jëm ci yàqum biir moom ñu ci bari bëgguñu ko sax dégg waaye nag ñenn ci ndaw ñi àdduna ñu ci ñoom nag li nga xam ni moom lañ ca xalaat wax nañ ko waaye tamit ñi ngi samp laaj di ne ndax waruñoo daganal yàq biir ci ku nga xam ni dañ la sàkku ci lu nekkul sa bëgg-bëgg muy violé wala boo ku nga xam ni sa waajur da la sàkku ba nga jëlee ca biir wala itamit ñi nga xamante ni nii bu ñu ëmbee mën nañ caa ñàkk seen bakkan ndax ñoonu waruñu koo daganal kese Ndour ak Seydina Mbaye def nañ ci reportage Hassana Fall moo ñu ko tekkil. am na sujet yoo xam ni daanaka bariwul ñi ci bëgg a àddu ci sujet yooyu bokk na ci avortement ñu tere ko fii ci Sénégal ay daan mën a tegu ci ñi koy def waaye léegi mel na ni ndaw yi amatuñu benn gêne ci aborder sujet bi. Moi je suis pour. Parce que genre nit yi xamuñu lu tax ñu genre jigéen bëgg avorter parce que aussi doom neex na
tey jii nit ki mën na ëmb après viol wala mën na ëmb te prévoir ko woon wala mën na ko yàqal ay projet am du coup ci man genre avortement waruñu ko tere. waaye du xale yu jigéen yi rekk ñoo ciy wax góor yi itam léegi am nañ ci seen xalaat Adama étudiant la moom jàpp na ni wérgu yaram bi moo ci ëpp solo. avortement dafa nekk affaire bu sérieux ba nga xamante ne ku jigéen ki daf si war a xalaat bu baax balaa moo koy def ba pare dafa war a laaj te avis wu benn docteur moo gën a wóor parce que sinon après mën na si feebar si yaram ak si xel yëpp. bu fekkee ni ngir aar wérgu yaram kiy avorté ñoom ñëpp ànd nañ si. waaye seen xalaat yi wóoroo ci wàllum diine gi. loolu tax Julienne jàpp ni wàllum avortement paaka ñaari boor la. soo ne sama doom violé nañ ko yow am nga naqar benn ñaar sa doom ngi nii toog nga war a def ci moom lépp te doom bi juddoogul léegi nga ne dama ko yóbbu ci hôpital bi ñu génnee biir bi bu ñu génnee biir bi bu dee nga ñàkk bu dundee nga ne am nga mu toog ba jëmmi jamono mu am jëkkër bëgg a am doom sori ko nooy wax metti na ci xol de. fii ci Sénégal loi bi dafay tere avortement waaye ba léegi leerul bu fekkee ni ci code pénal bi dañuy tere avortement ci code déontologie des médecins autorisé nañu avortement bu fekkee ni bakkanu ki bëgg a avorter dafa nekk en danger. mbirum avortement Adama Pouye àdduna ci moom nag jaaykat la waaye laata loolu dafa nekk jigéen nekk tamit yaay ba tax na moom nee na lu àdduna métti métti lu jamono métti métti am na ay principe maanaam ay yu nga xamante ni du ko mus a nangu ñu déglu ko ci micro Kese Ndour moom Adama Pouye. avortement moom baaxut à plus day yàq jigéen ba tey daganut pour man parce que camp bi ngeen di wax nii man dund naa ko ak sama doom bu jigéen sama taaw. parce que dafa demoon di liggéey fa mu doon liggéey benn xale bu góor nax ko fa ëmbal ko mais dama nangu dogalu yàlla dama ko gérer nangu dogalu yàlla uuf sama doom sama kanam ba mu am doom ñu tudd ko ba tey doom ji am na fukki at ren mais xale bu góor bi da ko takk ba mu ko takkee man neexuma parce que am naa ci man neexuma mu takk ko parce que bu ma sañoon day toog sama wet ba mu am teraanga mais neexuma wañaar nañ sama loxo takk ko mais heureusement xale bu góor bi yoru ko ndax dundalul njabootam ba mujj na divorce sama jël xale yi uuf leen d'accord ma ci ak yaay bu mu munta doon d'accord ma sa doom ëmb nga yàq biiram ak nu munta mel rek gérer ko nga xam ne yàlla moo la ko teg jaar la yàlla ba mu koy rëdd boo fekkewoo keneen fekkewul yàlla moo ne fii lay jaar mais bul xaar ci docteur bi jëlal sa bopp jox ko yàlla ndax yàlla mi ko teg pour man yàlla moo gën a fort docteur ndax docteur boobu la ko wax yàlla moo ko bind. soxna Adama Pouye doon joxe xalaatam ci mbiru yàqum biir dañuy daal di àddu jëmale ci bés bi ñu jagleel ci àdduna wërngal këpp lii di tourisme ñi nga xamante ni nag ñoom ñoo nekk ci compact di benn kuréel gu am solo di yëngu ci wàllu tourisme ñoom nag ña ngay jéem a xool naka la ñuy def ba investir ca bërëb yu mel ni Sindia Guéréo ak Somone loolu nag nee nañu daal mbir la mu nga xamante ni bu ñu ko yéwénalee mën na am jeexital gu baax ci tourisme bi mun tagakan ca Mbour. waa Compact Yatal dañu liggéey ci thème bi nga xamante ni mu ngi ci wax ci tourisme ak développement rural ñu toftal ci ñoom it ay xalaat yu màcc jëm ci ni ñuy def ba tourisme local bi mën a dem ci kanam. donc gis nañ daal ne sunuy ressources maanaam naturel àll bi gàncax geek yëpp daal ak sunuy aada ak cosaan moom lañ war a gën a fësal te tamit def ba nga xam ne Sénégalais yi dinañ mën a accéder ci hébergement yi donc hôtel yi mais ci ay tarifs yoo xam ne quand même dina xaw a wàññeeku et que ñoom dinañ ko mën a attan parce que lu ñu war a gis ci dëkk bi bëri na lool. li tax ñoom ñu tànn goxu Sindia ak Guéréo bi bokk na ci fexe ba li nga xamante ni mooy tourisme local bi ñu gën ko suqali. tey nag ñu ñëwoon fii ci Somone ñëwoon fii ci Guéréo ñëwoon fii ci Thiafoura ñëwoon fii nga xamante ne tey ñoom ñu ngi dund li nga xamante ne tey mooy sujet bi nga xamante ne mooy développement ruralité tey fii ñu ñëw taxaw yéen seen bopp constaté ngeen ne am na développement du tourisme bi nga xamante ne ay sénégalais ñoo xam ne yu jàmbaare ñoo fi nekk tey téye ko boo gisee tey li fiy drainer ci monde da nga naan tey saison bi xaj na tey la ubbi. dafa jàpp ne rek
ci xarañte ñi fi nekk la ci seen bëgg tourisme. nekk tekkaaru lagune bi ak suufam su rafet ak kanaar yu weex tàll yu rafet gunge nañu ci bés bi nit ñu bari ñoo xamante ni ñu ngi doon dugg ci gaal yi di jéggi dex ci beneen boor bi. askan wa nekk ca Ila Morphil ca Fuuta ñoom nag njàqare la ñu dëkkee lu ko waral moo di ni dex gi fees na ba nara daal di tuuru te bu tuuro yi tamit seeni mbayeef ak lii di seeni activité jëm ci wàllu koom-koom dina lompañ loolee nag tax na ba fi mu toll nii nelawatuñu ba yandoor Momar Alice Niang Mokhtar Seck. njàqare ak tiitange moo gën a fes ci xarkanamu ñu yewoo ci Ila Morphil li ko waral nag mooy dex gi ndox mi dafa yéeg bu jéggi dayoo boo demee ci dëkk bu mel naka Nguy foofee nag baykat yi ñu ngi woote wàllu. actuellement fi ndox mi toll xam naa ni dana jafe trop pour moom ñu stoppé ko mais bu gannaaw bu lii wéyee nañu jàppale ñu réfectionné waat périmètre yi ñi nga xamante ni danañu mën a def ay production yu am doole yu mën a tax ñi nga xamante ni sécurité bi am dara dootu fi dugaat. lu ko sorewul dara ci dëkk bii di Aram fii nag lépp lu jëm ci wàllu koom dafa taxawandi rawatina que jéggi dex gi nekk na jafe-jafe bu tar. pont la ñu laaj fii danoo bëgg defal fi pont bu gàtt pont boo xam ne duñu am jafe-jafe dem ci suñu tool bi parce que tool bi mu ngi ci ginnaaw tool bu rëy la. foofu la ñuy béyee suñu ceeb lépp légume yëpp foofu lañ koy béyee suba bu nekk dañuy xëy foofu fële suuf si fii mun na fi béy fii lañ doon béy mais fii dafa daw léegi ñu def beneen tool ci gannaaw lépp foofu la économie Aram yëpp ginnaaw fii la. donte ñu ngi rafetlu réalisation yi nga xamante ni gouvernement bi def na ko ci Ila Morphil askan wi yeewoo fii nee nañu daal namm nañu ci gouvernement bi ñu taxawu leen ba ndoxum dex gi jafe-jafe yu mu leen di indil ñu mën koo saafara. su ngeen mënee déplacé wu jógee Podor ñëw ba fii ak tàngoor gi yëpp mais gisu leen loolu donc c'est grâce aussi à yi nga xamante ne ay infrastructures yu ñu fi def lu mel ni tali bi tey jii nañu gënaat xuus jàppalewaat producteurs yi ndax bu fekkee ni am nañu tali bu baax pour écouler suñuy produits c'est bien waaye tamit nañu dimbaliwaat ñu gën a taxawaat suñu production ba nga xamante ni dañ ko mën sécuriser mën ko génnee dem jaayi. bu fekkente ni nag saafara amul ci jafe-jafe yi dëkk yi nga xamante ni ñoo nekk ci Ila Morphil bi lépp lu ñu bayoon ci ceeb ci seen tool yi mën nañ koo ñàkk te sax am na ci ay villages yoo xamante ni njort nañ ni bu dex gi continuer di yéeg daañu disparaître. ñu daal di àddu jëmale ci li nga xam ni mooy ndimbal gi jëm ci wàllu dund te jëmoon ci wàllu Covid 19 bi ki nga xam ni moo ko yoroon di Mansour Faye faaw ñu déglu ko càmbar ko moom it mu wax nan la ko yore ak i tamit nan la ko doxalee loolu ki ko xamle moo di Moussa Sarr secrétaire général adjoint bu LDMPT mi ngi Maram Ndiaye compte rendu. ba fi coronavirus duggee rek la njiitu réew mi Macky Sall daal di génne junni milliards juróom-benn fukki ya ak juróom-ñeent mu daal di koy dénk kii di jëwriñ bii di Mansour Faye ngir rek mu xettali askan wi si ay dund googu nag jox nañ leen ko daanaka ñaari weer a ngi moo tax rek Moussa Sarr yor kàdduk LD jàpp ni jot na mu daal di wax koppar yi fan la jaar. mi ngi ma dem buy la joxee alal réew mi moo ko Sénégalais yi ñoo ko moom boo ko géré. normal na ñu def audit su fekkee ne ni nga ko yoree noonu la amul problème mais su fekkee ne di nga jalgati ci alal réew mi ñu teg la ay daan loolu moo normal ci démocratie moo normal ci république parce que Mansour Faye lu mu yoree moomu ko askan wi ñoo ko moom moo tax ñun d'accord nañ pour ñu enquête def audit ñu xam lu mu yore est-ce que waroon na ko yoree noonu oui ou non. kan moo war a déglu Mansour Faye mu doon laaj bu am solo lool ndaxte kii di Mansour Faye nee na du OFNAC moo ko war a déglu Moussa Sarr jàpp ni fu mu mënta dem lu am solo mooy mu leeral. Assemblée nationale am na ciram moo représenté Sénégalais yi. normal na ministre dem fa. député posé ko ay questions mu tontu. normal na mu dem OFNAC wala mu dem IGE. donc enquête administrative day am beneen enquête day am mais xam nga li ma bëgg a wax rek muy leer. man xaw ma ndax Mansour war na dem OFNAC wala IG wala Assemblée nationale li ma xam. te li ma ñaan ñu fexe ba mu def mu leeral gestion. leeral ci lépp ba ci sax yorunu ndox mi loolu mooy gis-gisu ku yor kàdduk LD moo taxit mu jàpp ne rek plan Orsec bi dañ ko war a saytu. nañu évaluer ñun waa Ligue démocratique wax nañ ko président Macky Sall wax na ko nañ évaluer plan bi li baax ñu jàpp ko. lu sooxee ñu rectifier mais plan bi dafa war a continuer
ba fu war a am Sénégal assainissement wala canalisation am assainissement am canalisation. même su fekkee ne zéro inondation mënul am. ñu waajal changement climatique parce que changement climatique c'est pas une vue de l'esprit. changement climatique lu am la. laata nag ñu koy saytu plan Orsec boobu nag dàbbaliwaat nañ ko ay semaine ngi ngir rek xettali askan wi nga xam ne rek ñi ngi dund ci ndox mi ci koppar génn nañ lu toll ci fukki milliards. Moussa Sarr mi yor kàdduk LDMPT nekk secrétaire général adjoint nekkoon i tamit invité wu Tok Tok Sénégal bu mi ngi Maram Ndiaye moom i tamit àdduna jëmale waat ci lii di élection yi nga xam ni moom la ñu dëgmal muy wote gox-goxaat yi moom gëmul ni ci date bi nga xam ne moom lañ ko wax dina ca mën a am lu ko waral moo di ni kat opposition bi li nga xam ne wax na ko maanaam ngir ñu càmbar lii di fichier électoral bi bu fekkee ni soobu nañu ci gëmul ni wote yi dina mën a am ci date bi nga xam ni jàpp nañ ko ñu déglu Moussa Sarr ba tey ak mi ngi Maram Ndiaye. élection mun na tas réew. gis nañ exemple bari Afrique élection mun na tas réew. moo tax balaa nga jël date élection. dañu war a waxtaan bi juboo joxe nga fi exemple Côte d'Ivoire Guinée ak li xew actuellement Mali. ñun defoon nañ déclaration bu ñuy defee suñu réunion secrétariat permanent ci temps yooyu. ñu ne waxtaan dafa baax. ci loo gis waxtaan dafa baax. à plus forte raison maintenant politique. nga xam ne mënoo imposer kenn dara. moo tax à chaque fois bu ñu bëggee démocratie bi avancer élection ba ñu am problème il faut que ñu toog di waxtaan. mais waxtaan boobu ñu ngi Marème. commencé en 88 avec la table ronde de Abdou Diouf. moo tax Sénégal am démocratie chaque fois on parle du code électoral de Kéba Mbaye en 92. mais dafa am di ko indi dañuy wàccoon ci mbedd bi di xeex. bi Abdou Diouf oote waxtaan ñu dem waxtaan boobu proposer ay choses mu nangu. donc waxtaan moo tax Sénégal am démocratie. yalwaan gu tar la ñu seetlu ci réseaux sociaux yi rawatina ci Facebook góor ñi ni jigéen ñi ñoom ñoo ca ëpp jigéen ñi tamit daal di delloo bal bi góor ñi ni lu ci bari ay góor ñoom ñooy mbubboo ni jigéen nañu di yalwaan ci biir réseaux sociaux yi rawatina ci Facebook loolu yi nag tax na ba fi mu toll nii def nañ ci gëstu bu yaatu ak Abdourahmane Ly Cheikh Diop. ñu ngi wetu port de Dakar lu soriwul dara Môle 8 muy bërëb bi nga xamante ne fa la ñu taseek Papis Thiam mi ngi xamle ni mi ngi bëgg a yàgg ci Facebook. muy ancien boo xam ne ñaan gi ci réseaux sociaux yi am na bu baax te ci xalaatam nee na jigéen yi ñoo koy gën a def muy mbir bu mu ñaawlu bu baax. non loolu moom bokk ci ñun et puis nekkul lu ma rafetlu aussi rafetlu moo ko benn yoon mais aussi tamit il faut ñu comprendre benn affaire tamit par rapport ak situation nit ñi dëkk bi xëy na métti na trop. bon chacun nag ak ni nga mun a muñee ak ñoo munta muñee c'est comprendre ba xëy na peut-être sama gis-gis xëy na peut-être loolu moo jàpp ñu bëri ñi nga xamante ne ñu demandé la ami pour am yaakaar ci yow ñaan la mais nekkul jikkoy sénégalais. ñoo li ci ëpp nag boo xoolee jigéen ñi la góor ñi moom soit benn lañ ñi ma gis mais li ci ëpp jigéen ñi la. muy ay tuuma yu Mame Aïta Seye narul bàyyi mu jàll ngir moom yar gi bokkul la loolee indi wuute diggante jigéen yi même bu fekkee ni dëkk bi metti na loolu. loolu moom ànduma ci parce que bu ñu ne jigéen ñi jigéen ñëpp la ñuy wax jigéen ñëpp la ñuy wax te jigéen ñi ñëpp yemuñu tamit loolu moo tax jigéen ñi ñëpp yemuñu am na ñu ci baax am na ñu ci bon bu ñu waxee lu bon jigéen ñëpp la ñuy jël boole leen maa ngi wax sama mbokku jigéen ñi daal nañu seetal deru jigéen ñi te xam bu baax la ñuy def. sama Facebook bloqué naa ko ndax sama jëkkër xëy na dafa am lu mu ci gis moo tax mu tere ma ko man sama Facebook samay ami laa fi daan waxal ku ma xamul. duma wax ak yow soo ma demandé amee duma la ajouté. Ibrahima Khalil mel ni ku ànd ak moom ci wax jooju mi ngi xamle ni du jigéen yi rek ñooy ñaanaatu ci réseaux sociaux yi maanaam ci jumtukaayu xarala yu yees yi góor yi tamit dañuy créer ay faux compte di def yooyu. man moom dund naa ko même ba ci WhatsApp ndool bi moo wërngal fépp ba ci góor yàlla yi sax dañ koy lijjanti jël seen profil def ci gel fekk de góor yàlla moo nekk ci ginnaaw da ngay reeb a tas mais yàlla baax na nañ jéem a dem liggéey ji quoi mooy gën xam nga. ci sutura am déet. mbir moom mu kenn du wax ni amul réseaux sociaux yi ñu bëri ñu ngi koy jëfandikoo ngir di ñaanaatu te ñu ci bëri nag ñu ngi koy def ak ñi nga xamante ne xamuñu leen. jumtuwaay yu xarala yooyu ci la ñuy des bu ko ñii di lijjanti ngir di ca ñaan ak di ca def naka su dul noonu ci wàllu coronavirus bi nag gis nañu njariñam ci liggéey bi loolu nag tax na ba fi mu toll nii mbir la moo nga xamante ni ci biir Sénégal war nañ cee gën a góorgóorlu Moussa Fall ñu déglu ko ci.
ayca dañuy daal di wax kon jëmale ci wàllu coronavirus ak tolluwaayam tey ji ci bésub tey bi am nañu fukki cas yu nga xamante ni ñëw nañu ak doomi jàngoro ji ñi nga xamante ni tamit cas contact la ñett la toll benn cas importé bu nga xam ne ràññee nañ ko ca aéroport international Blaise Diagne am nañu juróom-benni cas communautaire waaye nag téeméer ak fukk ak juróom-ñett wér nañu ñi nga xam ni tamit cas grave lañu maanaam ña nekk ca Sowétas toll nañ ci fukk ak ñeent benn nit ñàkk na ci bakkanam ñi nga xam ne ñoo ci ñàkk seen bakkan nag ci coronavirus bi boobaak léegi toll nañ ci ñetti téeméer ak juróom-ñeenti nit. ci loolu la ñuy daal di ubbi xët bi nga xam ni moom lañ jagleel tàggat yaram fas yéene ci dalal kii di Pape Malick Diaw. Pape Malick maa ngi lay nuyu di la ziar. maa ngi lay fay bu baax Malick Thiondou. dañ koy doore ak date FIFA di rek palanteer yi nga xam ni ñii di waa FIFA ubbi nañ ko ngir ñu mën cee jongante ci wàllu international bi Sénégal nag ki nga xam ni moo di Aliou Cissé di sélectionneur bi war na fésal ñan la woo ci jongante yi nga xam ni fas nañ ko yéene amal le 1er octobre la koy def. moom mi nga waxee mel na ni comme ni nga ko waxee noonu la demee wax nga lépp sax ndax moom Aliou Cissé kon gannaaw ñaari date yooyu nga xam ne Sénégal dina ci jongante benn ak Maroc ñaareel bi di contre Mauritanie file ci Thiès loolu la waral moom Aliou Cissé benn fan ci weeru octobre gile war na génne ab listam bu nga xam ne dina jogante ak ñaari équipe yooyu la ñu fàttali ne match Sénégal Mauritanie bi kon ñu ngi koy amal fukki fan ak ñett ci weeru octobre bu 19h jotee foofee fii ci stade Lat Dior bu Thiès waaye nag laata loolu match ba koy jiitu moom day am juróomi fan ak ñeent ci weeru octobre troupe Aliou Cissé bi nar a jogante ak Lion de l'Atlas comme lañu di wooyee di Maroc foofee ca Rabat bu 19h jotee ñu jàpp ne rek publication liste boobule via communiqué la ñu koy daal di amal te ñu jàpp ni moom Aliou Cissé dina amal liste bu toll ci ñaar fukki joueur ak juróom-ñaar ngir amal li nga xam ne moo di jongante yooyu nar a dox ci diggante Sénégal ak kii di Maroc waaye ci Sénégal ak Mauritanie fii ci Thiès bu 19h jotee. gaynde yooyu nga xam ni sax ñoom la ñu war a woo la ñuy desandil am na ci ko nga xam ni am nañu yaakaar ni dina ci bokk ndax Ibrahima Niane fi mu toll nii daal foofee ca France ma nga fay def loolook loolu Krépin Diatta ca Belgique yi tamit ma ngay wane boppam waaye nag kii di Salif Sané moom dafa mel ni dafa tagga témbe moom ak équipe am. kàddu ñu jàpp ne rek sénégalais yi ñu ngi gën di wane seen bopp foofee ca Europe comme ni nga ko waxee lu ci mel ni Ibrahima Niane moom mi confirmé waat li nga xam ne moo di forme bi mu nekkee jamono ji foofee ca France ak Metz ci noonu Sada Thioub moom it di wane dooleem foofee ca France ba tey ca Angleterre Cheikhou Kouyaté moom ma ngay gën di fës ci défense su ki nga xamee ni moo di Crystal Palace ci booram nag Salif Sané moom tàmbali gam dafa daal di jafe loolu foofee ca Allemagne waaye ñu jàpp ne rek li nga xamee ni moo di ca Belgique kii di Krépin Diatta moom it dafa daal di wane boppam bu baax a baax naka noonu kii di Mamadou Fall foofee ca Charleroi Cheikh Diop lañ ciy àndal mu wëral ñu këpp li nga xam ne moo di gaynde yi. xibaar yi ñeel gaynde Sénégal lañ koy tàmbalee ci ay bés bii ci réewum France foofee Ibrahima Niane mi ngi wéy di amal ay jalooro yu am solo lool ci ay bés bii sax ba ñuy dem ci Vélodrome fekki Marseille moo dugal bit bi tax équipe am bii timboo ak ñoom ku nekk dugal sa morom benn bit beneen doomu Sénégal ràññeetu na ci ay bés bii ca France foofee muy Sada Thioub ndax dugal na bit bi njëkk ci équipe am bii ndam li mu am ci seen diggante ak Brest ñetti bit ci ñaar. Bordeaux ak Youssouf Sabaly ñoom dañoo témboo ak waa Nice kenn dugalul dara Dijon mi nga xam ne Alfred Gomis am na fa solo lool moom it dafa témboo ak Montpellier ku nekk dugal sa morom ñaari bit Alfred Gomis sax ñu jàpp ne du fa yàgg ndax war naa dem rek ca ren ngir wutu fa Edouard Mendy mi nga xam ne dem na ca ci tàmbali waat na jongante samedi ji sax dañoo am ndam seen digganteeg Luton benn bal ci dara Angleterre la ñuy jóge wutali Italie foofee Kalidou Koulibaly ak Naples dañoo daan yu yaatu Genoa juróom benn bit ci dara jongante boo xam ne sax daanaka amut naa table Allemagne foofee Salif Sané ak Schalke ñoom it dañoo nërmelu waat seen digganteeg Werder Bremen ñetti bal ci benn Salif Sané moom mi nga dugg ci ñaareelu pàcc bi Turquie foofee Mame Biram Diouf dugal na bitam bu njëkk ak équipe bu yees bi di Atayaspor moo doon sax benn bit bi nga xam ne moo am ci jogante bi doxoon seen digganteeg Kassim Passa Gaziantep bi nga xam ne Papy Mison Djilobodji fa lay jogante moom dafa timbu ak Gostep mi nga xam ne Lamine Gassama fa la nekk waaye bokkul woon ci jogante bi donte ne Mbaye Diagne dugg na ci ñaareelu pàcc bi Galatasaray ak Fenerbahçe ndam demul ndam dikul Mame Baba Thiam bokkoon na ci geneen wet gi bu ñu jógee Turquie dañuy wutali Belgique ngir jeexal Krépin Diatta dugal na ci ay bés bii ci ndam ni Club Brugge am ñaari bal ci benn ci seen digganteeg Cercle Brugge Mamadou Fallis dugal na benn bit bi nga xam ne moo tax Charleroi di këbam bii témboo ak Mouscron.
ba léegi rek dañuy des ak doomu Sénégal yi jongante ca bitim réew bi yoon Italie la ñuy dem ci ñaareelu wërngël bi Sénégalais yi am na ci ñu wane seen bopp. am na ci ñu wane seen bopp ndax foofee ca Italie mel na ni ay doomu Sénégal yu bëri dañu fay daal di nekk waaye nag yemuñ ca li nga xam ne it moo di ñaareelu bëccëgu Serie A bi dañ ci gën a yaatal ak ki nga xam ne moo ñu toogal foofee ca Italie di Abdoulaye Diouf Baar ñu koy nuyu. bonsoir maa ngi nuyu ñëpp di la wax que ni Serie A bi li fi am mooy li gën a ràññiku mooy match Inter de Milan ak Fiorentina bi nga xam ne 4-3 la mujjee ñu joué ko au stade Artemio Franchi lii laal Sénégalais yi Hellas Verona dafa dóor Udinese bu Mamadou Koulibaly. Mamadou Koulibaly c'est un jeune Thiessois moo ngi woon Pescara année yee ñu di ko envoyé Série B mais finalement Udinese téyewaat na ko ren ba démb titulaire na. C'est un milieu de terrain qui peut interpréter tous les rôles dans le milieu. Bu ñu jógee foofu Koulibaly 2/2 2 victoires sur 2 matchs. démb Naples dafa écrasé Genova 6-0. Koulibaly titulaire en défense centrale avec Manolas. Bologna bu Pape Ibrahima Mbaye bi nga xam ne dafa toog ci banc bi tey mook Parme ñoo war a football ci guddi. mais amaat na beneen match boo xam ne ay Sénégalais bokkuñu ci. mais doomu sénégalais am na ci équipe ba mu ngi ci 25 joueurs yi liste bi muy Rome démb moom Juventus def nañ match bu neex 2-2 Rome doublé de Jordan Verretou le français la Juventus doublé de Cristiano Ronaldo match bi terminé au stade Olimpico par 2-2 Rome sénégalais bañ fa mën a tudd muy doomu Sénégal mu ngi tudd Lamine Junior Tall. balaa saison bay jeex xam naa ne incha allah dinañ ko gis ci championnat Italie démb tamit gan gi ñëw ci Serie A muy Spezia nekk ci wetu Genova Sassuolo la ko fekk dóor ko 4-1 la ko dóor loolu daal moo fi ëppoon solo Milan AC tamit moo ngi ci kawam ndax démb tamit dóor na Crotone fekki ko dóor ko 2-0 Crotone dafa wàccoon mais yéegaat na ren loolu daal en gros moo fi am. bu ñu waxee nag ci li fi gën a doon nouveauté en Italie mooy l'arrivée de Keita Baldé ñëw na samedi soir démb def na visite médicale tey ci suba defoon na visite médicale bu médecin joxe ok ne apte na tey ci ngoon gii dina signer contrat am muy prêt boo xam ne 10 millions avec option d'achat la pour ci Sampdoria jënd ko ci Monaco Keita Baldé bu ñu fàttalikoo Lazio de Rome la égale formation débuté fa en Serie A ñëw fa 2011 débuté 2013 Serie A jaar Inter de Milan Monaco abaloon ko Inter de Milan mu ñëwaat tey Italie ci équipe boo xam ne mooy équipe bi ñuy wooyee Sampdoria de Gênes nekk ci dëkk bu ñuy wax Genova ou Gênes en français équipe bu am tour am na fa joueur yu am solo ñu demee ne Bonazzoli ku demee ne Fabio Quagliarella ñooñu ñoo fa nekk entraîneur bi di Ranieri président bi di comme président Naples muy koo xam ne day évoluer ci cinéma di Massimo Ferrero loolu daal laa amoon lu ma leen mën a leeral fii ci Italie jërëjëf. jërëjëf Abdoulaye Diouf Baar ci leeral yooyu Keita Baldé ñu koy ñaanal foofee tamit mu def fa saison bu am solo dañuy des ci mercato bi fële ca Angleterre mu mel ni que ñii di Manchester United ba léegi rek bàyyeeguñu Sancho ñi ngi topp ci ginnaawam pour jël ko. bàyyeeguñ ko dara ndax ñoom ñi lay mel ne ni bokk nañu ci feuilleton yi nekkoon ci mercato bi di Manchester United ak ki nga xam ne moo di Jadon Sancho moom jeune anglais bi mel ne ni Borussia Dortmund parewul benn yoon ngir bàyyi ko même bu fekkee ni dirigeant yi ba tey ñu ngay waxtaan ak Manchester United ci noonu ñoom dirigeant mancunien yi noppi nañu ci li nga xam ne moo di 120 millions d'euros yi Dortmund doon laaj te mëtuluñ ko kon li nga xam ne mooy écart bi dox ci diggante Sancho ngir dem United yaatu na waaye loolu la taxul équipe Ole Gunnar Solskjaer di entraîneur Manchester United teggi tànk ndax jamono ji ñu ngi waxtaanaat ak ñi nga xam ne ñoo di Dortmund te ngir rocci ki nga xam ne moo di joueur anglais boobu la ñoom noppi nañ ci teg ci table bi ci lu tolloog 99 millions d'euros maanaam dañuy yokk ci koppar yi nga xam ne ni moo di li ñu tegoon di 71 millions d'euros rax ci dolli ak 27 millions d'euros yoo xam ne ay bonus lay daal di doon kon négociation yi jamono ji tàng na ci diggante Manchester United ak Dortmund du ñàkk ni dañ ko gën a saytu fii ak mercato bi di noppi.
Sancho Manchester United di ko ubbil ay buntam ñii di Tottenham di fexe ki nga xam ni moo di Serge Aurier ñu ubbil ko buntub génn gi mbir mu dem wuti beneen équipe. moom Serge Aurier toll ci ñaar fukki at ak juróom ñaar mel na ni moom it aventure am ca Tottenham ma ngay daal di jeex moom arrière droit bi ndax jamono ji Spurs yi lu ñu bëgg mooy ubbil ko buntu comme ni nga ko waxee lu mel ni Bayer Leverkusen Spartak Moscou wala Milan AC ñoom pare nañ ngir jël ki nga xam ne moo di boobule joueur te bu ñu sukkandikoo ci quotidien boobule di Sky Sport rossoneri yi maanaam milanais yi ñoom pare nañu ngir accueillir ko ci li nga xam ne ni moo di seenub équipe média anglais bi mi ngi ciy yokk ni italien yi ñoom it noppiwuñu benn yoon wala boog anglais yi noppiwuñu benn yoon ci yeneen i club ndax ñoom it lu ci mel ni Norwich ca Angleterre jege nañu it ki nga xam ne moo di Serge Aurier. kii di nag Karius di góolu Liverpool bi moom it abaleeti nañu ko bi yoon Union Berlin lañu ko abal. Karius bu ñu ko tuddee xel dem ci finalu Ligue des Champions ci diggante ak Real Madrid mi nga xamee ni mel na ni bokkoon na ci bourde yi gën a ëpp ci football yi mu amaloon te jamono ji portier allemand bi mel na ni gannaaw ba ñu ko abalee woon fële ca Besiktas ñaari at dafay daal di dellu ci équipe Jürgen Klopp waaye taxul jamono ji mel na ni équipe Jürgen Klopp comme ni ñu ko xamee ab gardien bu am solo moo fa nekk di Alisson Becker loolee waral ki nga xam ne moo di joueur Stuttgart boobule woon jamono ji di dellu ci réew moomu daal di juddoo di Allemagne te ñii di Union Berlin bëgg ko li nga xam ne moo di seenu équipe foofule sax mel na ni amal na ab visite médicale am ni ki tey kon nag Liverpool moom mi doon laaj lu toll ci 6 millions d'euros ñu jàpp ne rek dañu ko mujj abal ñi nga xam ne moo di Union Berlin di yaakaar it ñi nga xam ne moo di boobule équipe daal di koy recruter bu abal googu lay jeexee kon Malick Thiandou mel na ni loolu moo gënoon fës ci xibaaru tàggat yaram gi. jërëjëf Aj Malick. ay bés bi ñu jagleel ñi di waa Mali nag tey jii dinañu am waxtaan bu am solo bu 21h15 jotee ak Abdourahmane Gaydé entretien exclusif bu nga xam ne amal na ko ak groupe E-Media seq ko ak Antoine Diouf dinañ leen ko dégtal li nga xam ni tamit moo di xibaar yi buur na ñuy jaajëfal Ramatoulaye Sall Diop di jaajëfal Ousseynou Ndiaye ak Gabar Diop ñoom ñëpp ñu jàpp ci liggéey bi ba mu yeween di leen jox dig daje suba ci waxtu wi incha allah.